coow li bari na si askan wi ñu bëri dañoo tiit am na ci ay l'école yu nga xam ne tey jii seen i doom dem ñu jàng ji ndax njort nañu kon nag peut-être ëllëg tey jii lu nekk mën na sa dootee ko am na ci ay ñu waroon dem jaay ji dàq dépense tey jii dañu mujj tëj seen i magasin ndax xam nañ ne peut-être bu ñu ubbee dara mën nañ leen ci fekk tiitaange gi nga xam ne moom la askan wi di dund jamono ji te dara waralu ko lu dul sunu waay politique yi nga xam ne lu ci ëpp du ma ne sax seen intérêt moo leen tax a jóg waaye nag fi mu nekk ni war nañ xel réew. waaw li nga wax li moo ci gën a am solo mu di ne waruñu mën a nekk dans une psychose boo xam te ne ni permanente la dans une peur bleue boo xam te ne ni tout le temps ci la askan wi di nekk woy pourquoi waaye politique yi ñoom ñooy jàmmaarloo di ngeen lii doo leen ko fi amal non dinañ ko fi amal xale bi waroon jàngi mënul jàngi te nga xam ne xam nañ ko Sénégal ñu ci bëri dañuy dàq dépense mënuñu dem parce que ñi ngi ragal bu ñu demee leen mën na leen ci fekk ñii yor seeni magasin di daan seeni doole la ci ëpp daanaka dañ ko lebi banque pour ñëw teg ko pour mën ci génne seen bopp mais loolu yëpp tey nekk loo xamante ne nii indi na jafe-jafe ci réew mi ralentir koom-koom bi nit ñu ci bëri tey bu ñu fàttalikoo li nga xam ne xewoon na fi mu di ay nit yu ñàkk seen bakkan fan la mujjee ba léegi nii France daal di xëdd donc loolu yëpp nekk loo xamante ne nii tey wàllum manifester du ñu manifester doo leen manifester dañuy manifester moo koy jur maintenant li nga xam ne moom moo ci gën a am solo mooy ci côté état bi il faudrait que ñu gën a quand même indulgent par rapport ak li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllum manifestation nit ki nga bëgg a génne lu nekk ci xolam lu nekk ci dënnam parce que tamit tout n'est pas rose lépp mënul parfait ñëpp mënul ànd ak yow sax gis nga problème yi am fii au Sénégal tey Macky la avant c'était Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade moom tey la keneen day ñëw suba mais problème yi kenn mënul saafara problème yi yëpp kenn mënu ko jeexal pays développé yi sax ci seen bopp ñoom dañoo am ay jafe-jafe wàllum chômage wàllum récession économique bi nga xam ne ñu ngi koy wax jafe-jafe guerre bi am Ukraine ak kii nu mu tey ji ni impacté woo ci niveau mondial bi loolu yëpp tey amul kenn ku la mën a wax ne mën naa nekk saafara problème sénégalais yëpp ku mu mënti doon ku ci nekk da ngay ñëw jéem la nga mën boo paree dem dox sa morom mais ngallaawaay pour loolu mën a nekk nga mën a rendre service askan wi nañuy moytu au moins di quand même di faat ay bakkan ay nit di ci ñàkk seen bakkan so loolu il faut ñu koy éviter jàmm ko gën Eliman Kane wax na ko nee na tey di nii dafa doy sëkk ay nit di ñàkk seen bakkan ci kaw woy dañuy manifester du ñu manifester ñii seen ku ci nekk yaa ngi jëm ak sa intérêt bopp donc loolu dafa jar loo xam te ne nii ñu waxtaan ci société civile gis naa ne ñoom mu Ndiaye Cissé professeur Babacar Gaye ñoom ñëpp ñu taxaw ci pour ñu ut quand même solution par rapport à ça li nga xam ne mooy ëpp solo mooy Sénégal réew la moo xam ne jàmm moo fi am ba léegi opposition comme pouvoir am nañu responsabilité tey jii nii que ñu préserver li nga xam ne moom mooy jàmm jooju parce que nag gis nañ fi ay réew yi nga xam te ne nii tey jaar nañ ci guerre civile ñu ngi ci ay jafe-jafe ba léegi pour ñu jógaat problème fexe ba jógaat donc loolu ngal la comme Sénégal yàlla mi ngi ñuy dimbali ñu ngi mucc ci loolu ngir yàlla ak yonent bi opposition ak pouvoir nañu gën a am responsabilité par rapport ak li nga xam te ne nii loolu la nit ñi di xaar ci ñoom xaaruñu ci ñoom pour ay nit di ñàkk ci seen bakkan xaaruñu ci ñoom pour ralentir l'économie xaaruñu ci ñoom pour ñu fiy taxaw di fi indi ay fitna yoo xam te ne nii duñu dugal lu dul si guur te le Sénégalais lambda mérité wul loolu sax mérité wul loolu fii nga xam ne Sénégal fii la toll alors Birahim Touré 13 si ay kuréel yu société civile bi ànd nañu waxtaan ngir nag nee nañu pare nañu ngir solution waxtaan ak ñaari parti yëpp moo xam góor gi waaye it waaye politique yi ngir nag naam bu fekkee opposition mën nañu leen wax ñu doon seen manifestation waaye ñu teg ay pexe yu nga xam ne nii ay manifestation pacifique lay doon fii ci réew mi le temps may dem sama place ñu def sur ce plan-là Mambay c'est que la réalité mooy la société civile est dans son rôle le rôle de la société civile mooy fexe ba li ñu naan jàmm mën a am ci bu mën a doon
ndax yéex nañoo wax wala ndax teel nañu wax loolu c'est une autre interrogation xam nga da ngay wax QDIS mais on se souvient il y a je pense quelques mois wax nañu fi benn charte de la non-violence boo xam ne dañu doon wax politiciens yi nañ ko signé kan moo ko signé. kan moo ko signé est-ce que parce que am na ñu wax ne ni signé ne veut pas dire forcément appliquer et aujourd'hui c'est ce qui se voit je vais emprunter le titre d'un journal je pense l'info moom moo xëyee noonu tous coupables c'est ça le mot tous coupables. Quand je dis tous coupables ma tàmbalee ko ci ñun nuñ ko mën a waxee la presse. Regarde les titres de la presse aujourd'hui on a l'impression qu'on va vers une guerre ou qu'on est dans une guerre. Non je le dis cooki baa ngi ñëw. cooki baa ngi ñëw nuage noir sur Dakar. Vendredi de tous les dangers ak xeetu wax yoo xamee ni je dis d'abord tous coupables la presse moom lay tàmbalee ma teg ci les hommes politiques mais y a quelqu'un El Hadj Bara Gueye maa ngi koy ziar qui me rappelle loo xamee ni xam nañ ko 17 millions de Sénégalais c'est une centaine de personnes pas plus ñoom ñooy les leaders politiques ñu leen mën a woowee ñoo xamee ni am nañu mbooloo seen ginnaaw motuñu ko sax dañ fi doon wax naan ni bu ñu duggoon Grand Théâtre duñ ko fees mën leen bu ñu demee ba centre culturel Blaise Senghor duñ ko fees. leader yi ñuy woowee leader politique. un leader Mambay ce n'est pas forcément parce que man maa jiite mbooloo dafa am jiite ak jiite. je peux être à la tête d'une armée je peux être à la tête de 100 millions de personnes mais est-ce que je suis un leader ça c'est une autre interrogation leader mooy muy yow président de la République muy yow Ousmane Sonko muy yow Khalifa Babacar Sall muy keneen ku bokk ci nguur wala ku bokkul ci nguur wala ku nekk ci opposition jiite ay nit ne veut pas forcément dire je fais ce que je veux. Le président de la République est coupable également. Quelle est la part de responsabilité du président de la République? Manifestation amal nañ ko fi yàggul bariwul coow ñu autoriser ko. c'est simple. xeer jógu fa. ñu manifester wax li ñuy wax après dem. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient faire wax nañu jàllale nañ seeni message mais nga la waay bu amee tey beneen manifestation bu ñu woote mais je pense moi su ma ngi dégg démb ci guddi mu koy wax. permettre ko parce que du la wàññi absolument rien du tout. non. Respiration démocratie mooy tey xañ naa Fofana Mansour Diop Mambay pour ñu dem élection parce que peut-être def nañu ay erreurs wala parce que sur le plan politique ça ne m'arrange pas c'est selon. mais bu ma leen tere en même temps ñu boole frustration boobu ak yeneen frustration bay indi ay soupçons ci lu jëm ci wàllu ay troisième mandat. On a vu ce que Cheikh Tidiane Dièye a écrit depuis hier concernant la limitation des mandats yi nga xamee ni dañu ne CEDEAO dañoo bëgg ñu voté ko ñaata dëkk la ñu wax ni ñoom ñoo ne d'accord ñu ci. benn Sénégal Côte d'Ivoire ñu wax la ci ñetti réew yooyu yow Sénégal déjà liñ naan ku ñuy tam ngay secc yeelu liir c'est-à-dire que coow li ne court ñu ne da nga bëgg a dem troisième candidature pour un troisième mandat nga dem nga ne man signé wu ma pour man la culpabilité elle est générale l'opposition également may nañ la nga manifester ba nga manifester coow li bariwul nga manifester li ngay manifester yow sa bopp yaa ne nii raxas ngeen foofu mbuusu ndox yi fa doon traîner nettoyer ngeen foofu dem ñu may la ko mais boo ñëwee semaine prochaine mayuñu la dafa jaar xuloo jaru ko mayoon nañ la de bañ la mayee dafa conférence de presse ne ni may nañ ma kontaan naa may nañ ma mayuñu la nga ne mayuñu ma tey réew mi tàkk au nom de quoi les hommes politiques de quelque camp qu'ils puissent se situer muy opposition muy pouvoir amuñu droit je le répète ils n'ont pas le droit de mettre ce pays à feu et à sang pour quels que soient les intérêts day dem troisième mandat mais c'est au peuple de décider xam nga lan mooy décision population na dem Abdoulaye Wade dafa bëggoon troisième candidature askan wi nekkoon d'accord jàll nga ci conseil constitutionnel loi règlement assemblée lu la neex mais ñu ñëwaare suñu carte
joxuñu la. bu tànn jotee ñooy tànn. Macky Sall bu ñëwoon ne ni dama bëgg 5e candidature askan wi ñi yore seen carte d'identité carte d'électeur ñoo ko naan bëgguñu fii ngay yem est-ce que jar na xuloog xeex. est-ce que jar na taal réew mi qu'ils prennent tous leurs responsabilités. Face à l'histoire lu xew tey ci réew mi. ñu ne bakkan des na fi. bu yeboo ku ci nekk bañ a ne ni diw la. jàppal ni yow muy pouvoir muy opposition sa loxo génn ku nekk na si wàll dinañ ci dikkaate yàlla baax na duñ yegg foofu sax alors le député du peuple du ñàkk dina si ñëwaat ci kanam tuuti ci commentaire yi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay lépp jàmm de. alhamdulilah maam. sant yàlla sant yàlla bu baax a baax yàlla na jàmm sax. gars yi su ma rafet. Birane sant rek lay def. vraiment traditionnel quoi. il est Mohamed Beaux-Arts Couture. moo fa jaar comme d'habitude. tey ci lu nekk. Mohamed nee na Mohamed Beaux-Arts mu ngi fii ci booru cimetière Yoff booru plage BCEAO. bu Yoff côté Yoff Mohamed ñu koy nuyu te ñu fas yéene door li yéene kaay xëy fësal yéene kaay groupe des médias Tribune dafa ñëw ci protocole bu CEDEAO yaa ngi koy wax sànq président Macky Sall nee na du ko signé du ko siife ndax nag 3e mandat la ñuy contre 3e mandat dañuy bañ 3e mandat ci yenn réew yi moom nag protocole bu CEDEAO loolee la samp moom mu ne du ko signé loolee nag mënees nañu wax ne jur na ay doute bu sukkandikoo ci yéene kaay bi Mohamedou Bazoum bu Niger moom nag yëkkati na kàddoom nee na ñoom ci boppam dañu nanguwul 3e mandat dañu ko war a mën a teggi ci réewu Afrique yi ndax nag réew yu bari bu yëngoo 3e mandat moo ko yëngal moom Mohamed Bazoum noonu la gisee ñu ñëw ba tey ci yéenekaay bi nee nañu nag tey jii xam ngeen ne Yewwi Askan Wi dañu amal seen manifestation dañ leen ko tere ñu ne dañu koy amal fu mu nekk ni nag place de la nation mënees nañu wax ne wala sax fii ci diwaanu Dakar foofu dem takk der yaa ngi taxaw ngir nag ñoom ñoo war a mën a wottu kaaraange ña nga xam ne bokkuñu ci manifestation bi war a dem marché ñii war a dem jàngi l'école ñii war a dem liggéeyi ñii war a dem faju ji donc kaaraange googu ñoom ñoo ko yor risque de confrontation bi nag ñàkkul ndax sagar mu ngay xeeñ société civile bi ñoom nag dajale nañu ngir nag waxtaan ci seen biir nee nañu solution mën naa am nañu ko waxtaanee ndax nañu ko jëfee goo gis nañu ko waxtaanee moom moo sa jiitu nañu toog ñoom noppi nañu ngir soo seen dàll dem gisi ji politique yi gisi ji nguur gi donte mënuñu wax opposition bi bul manifester renoncer ci say activité waaye mën nañ waxtaan ba nga xam ne ay manifestation pacifique lay doon ñu bàyyi la nga dem taxaw ñaxtu la ngay ñaxtu ba noppi delluwaat bal du tàkk sagar du xeeñ te géej gi du déborder Africa ñoom nag nee nañu wax fa dëgg neex yàlla soxlootuñu fii réew mi toll ay xale yu ndaw yi ñàkk seen bakken te dara war lu ko lu di ay manifestation politique xale yu ndaw yi ñàkk seen bakken sacrifice boobee jaratuñu ko waaye it bu ñu tabaxee ba toll fii ñu toll ñuy gis ne réew mi ngi commencé soppi xar kanam di xeeñ développement tuuti ñu amal ay manifestation yàqaat lépp loolu nag tollootuñu ko war nañ mën a dépasser loolu la Legs Africa ñoom ñoo gis loolu Birahim Seck moom dafa jàpp ne magistrat union des magistrats du Sénégal war nañ wax ci mbir mi nag seen pataaral gi jaaxal na ku ne loolu nag dikkaat nañu si ñu jàll ci le vrai journal moom dafa andi kanam Ousmane Sonko Mahamad Diallo ak Amdi Diouf ñetti doomi benn yi la xëy fësal ci yéenekaay bi dikkaat na ci rassemblement bi nga xam ne nee nañu coalition Yewwi Wallu dañ koy wootee tey ji L'As Quotidien dafa ñëw ci doxub ñaxtu bi nee na nag Dakar retient son souffle fu mu nekk nii Dakar ñu su bëri dañoo tiit démb ñu si bëri bu ñu nelawee yandooruñu it ndax nag dañoo gis ne sagar bi ngi xeeñ te loolu mën naa ñàkk réew mi benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar tension préélectorale fukk ak ñett ci ay organisation di ay ONG organisation yu société civile bi ñoom nag fu mu nekk nii ñu ngi dox tànk jàmm ñu ngi def médiation ñoom mu Ndiaye si Seex ñoom Birahim Seck Babacar Ba ñoom ñu ngi def seen médiation ñu ngi gis ñu ngi gis ñu war a waxtaanal yépp ñu ngi dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ndax nee nañu kat fii ñu toll nii élection législative fii ñu jëm élection mën naa am te nag ku bëgg a manifester nga manifester ku bëgg a fësal sa naqar nga fësal sa naqar waaye nañ ko def ci ak tekk ak teey ak dal loolu nag yéenekaay bi dikk na ci kàddu ya nga xam ne mu Ndiaye Cissé yëkkati ne ko bés yéenekaay foofu la ko feeloo nee na manif bi nag wax fa dëgg neex yàlla tey gis àjjuma ji dañuy njort la amoon mars mu xewaat ci juin yàlla bu ñu fa yegg waaw la amoon mars fukk ak ñeent ci ay doomu aadama yi ci faatu te ba léegi seen i mbokk ñoom ñooy ñàkk loolu yàlla buñ ci yegg yàlla buñ ci yegg en tout cas
ñi ku nekk nag mi ngi woote jàmm société civile bi këri diine yi ku si nekk mi ngi woote jàmm ngir ak dal daa di am CEDEAO bi nga xam ne dafa bëgg a limiter mandat yi ci njiitu réew yi ñoom nag ne Cheikh Tidiane Dièye mi ngi ñaawlu président Macky Sall le fait que mu ne du ko signé li nga xam ne moom mooy ñetteelu mandat bi. ñu jàll ci le quotidien rassemblement en dépit de l'interdiction marche haute pour Yewwi Askan Wi nee nañu nag seen doxum ñaxtu bi daal tey dañu koy amal donte dañ leen ko tere société civile bi nag nee na leen ngalawaay nañu xool bu baax lu ñuy def muy nguur gi di politiciens yi di opposition bi moo xam waa Yewwi nañu xool bu baax lu ñuy def ndax nag réew mi fi ñu toll nii yittewoo nañu leneen lu dul maanaam ay taal ak faatu ko bakken te loolu mën naa ñàkk nag wax fa dëgg neex yàlla. L'Observateur Dakar sous la menace flou furieux ñoom nag nee nañu fu mu nekk nii jàkkaarloo la diggante président Macky Sall ak opposition bi mu mel ni kon mars 2021 la fi xewoon ñu bëri ñu ngay njort ne mën na ñëwaat ñu ngi ñaan yàlla mu bañ faa yegg ndax na wax fa dëgg neex yàlla ñu ni neen la bennoo mu ngi koy ñaawlu waa CUDIS di kuréel gémb ko ñi di yëngu ci diine ji ñoom it ñu ngay woote ak dal ñu ngi woote ak dal donc dal googee daal nañ leen fi wuyu si yéenekaay bi Source A gis ngeen ni mu titré moom wax fa dëgg neex yàlla titre bi tey xaw na doy waar lool Vox Populi vendredi de peur à Dakar ak Ziguinchor ndax nag bu ñu fàtte ne waa Yewwi dañu woote Dakar sit-in woote Ziguinchor marche ñaari dañu ko nag tere ñee nañu nag ñaari gox yooyee wax fa dëgg neex yàlla fu mu nekk la fay xeeñ neexul benn yoon le Sénégal refuse de signer le protocole sur la limitation des mandats kon nag CEDEAO dafa teg ab protocole ñu ne réewu Afrique yi njiiti réew yi nañu nangu signer ñu ne troisième mandat dootul amati en tout cas Sénégal nangu ko signer lu tax nag peut-être sëb la ko bëgg na mu nga ca biir le Témoin nee nañu nag face à face bi confrontation bi dana am tey ji diggante Ziguinchor ak Dakar ci Yewwi Askan Wi loolu nag foofu la génne moom le Témoin Walf Quotidien également daf ko cee feelu nee nañu nag fu mu nekk nii daal lii di xeeñ Dakar neexul donc nañu def seen kéem kattan ku ci man dara daal na ci wax ngir nag lépp daal di mujj ci ak jàmm nañu génn ci impasse bii loolu la enquête wax fii ñuy jëm nii ak dëj dëpp goo xam ne ni ñu ñoo ci yàqu la rek ñun sénégalais yi donc ñu di neen la fii wax fa dëgg neex yàlla bu ñu doon jaay Sénégal ku si nekk dafay jël sa part donc ñu ni neen la bu ñu nangu ku ñu yàqal manifestation bu Yewwi ak affrontement bi nga xam ne mu nga cay xeeñ wooteeg jàmm gi nga xam ne société civile bi mu ngi koy wootee nee nañu faw ñu génne ci impasse bi société civile bi ñoom loolu la ñu woote dañu bëgg ñu génne ci impasse bi ndax fii ñu toll nii waxuma la impasse waaye yéeme na lool ci Sénégal ñu jàll ci 24 heures y a-t-il quelqu'un pour baisser la température ci élection législative yi ndax nag fi mu nekk nii neer yëpp dafa tendu lu ndaw rek mënees nañu wax ne bu ñuy koseti mu daal di exploser looloo tax nag yéenekaay bi samp na laaj ndax am na kenn ku nga xam ne war naa mën a wàññi coow li suy ndox mu sedd ci réew mi en tout cas waa CUDIS ñoom yor nañu seen ndox ñu ngi suy ndax def nañu protocole bu nga xam ne non violence dañ ci woote politiciens yi joxoon nañ leen ko nee nañu nag protocole mi ngi existé ba léegi waa CUDIS kon donc ñoom ñoo ngi woote ak jàmm fii ci réew mi société civile bi feelu nañ leen ca wet ga nee nañu lu dul jàmm ko gën te na comme te Sénégal sunu gaal la dañuy joow rek ànd demandoo wala ñu suuxandoo te suux nag ñaan ñu ko yàlla donc li ci des kay mooy ñu waxtaanee ko suñu biir ndax lépp lu ñu manti jafe-jafe bu manti am bu ñu toogee waxtaan trouver solution ndax ñàkk toog réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am donc nañu ko waxtaanee ngir nag mën a trouver solution ci jafe-jafe yi nga xam ne peut-être moom moo waral coow li Libération ñëw na ci révélation bu nga xam ne mooy xale bi ñu doon jàllale tës démb ci Sébi Xotaan fait divers boobee nga xam ne anam gi ñu reyee xale bu ndaw bi nga xam ne juróomi at la am ngànnaay li fu ñu ko fekk ci tabax ba anam bi ñu waxee ne kon moom la ko faate ki nga xam ne soxna si nga xam ne moom la ñu téyendi pour le moment yére bi nga xam ne daf koo fóot ba ñu njortee ne kon def na njombe li ba pare mu dem di jéem a fóot yére yi en tout cas caméra de surveillance bi wane na ko bu muy àndaa xale bi di dem loolu yëpp gis nañ ko section de recherche bu Colobane nag fi mu nekk nii nee nañu ñoom ñoo jël dossier bi daal di koy téye faatu bakken gu sakkan gi ci réew mi tamit wax fa dëgg neex yàlla war nañ ci bàyyi xel bu baax moom la foofu dafa mel ni xale maa gën a de ah foofu nag xale maa gën a de kookan la xale Abiba ma ne xale maa gën a de nee na moom papam mooy idolam Abiba waykat Abiba mooy Jóob Isaac
waaw moom waykat la donc daa mel ni papam nee na papam mooy idolam moom moo koy inspiré. ñu jàll ci critique. waaw doomu Diop ISEG bi la. ndeysaan. alors critique wax fa dëgg dafa ñëw ci place de l'Obélisque ñu gën koo xam place de la nation fu mu nekk nii foo boo fa demee rek gis nañ takk der ni ñu fa taxawee. Alla Dieng bu UNACOIS Yeesal nee nañ nag fi mu nekk nii wax fa dëgg ne faw politiciens yi xam ne réew mi moomuñu ko politiciens yi ñoom moomuñu réew mi. donc nañ bàyyi ñi nga xam ne ñoo am seen i activité ñoom UNACOIS Yeesal wàllum commerce la jënd meex njaay mi ñi bëgg ubbi seen i boutique ñu ubbi seen i boutique ñi nga xam ne ñoo yor ay magasin fu mu nekk dañuy ragal a ubbi parce que am na si ñoo xam ne ci profito jël seen ravitaay 2 mois 3 mois daal di koy nëbb seen kër donc waa Alla Dieng moom UNACOIS Yeesal Obélisque est-ce que duñ fa tabax ab immeuble ab tour. moo war nañ ko tabax sax léegi. comme ni mu defal kii ñu wut benn bayal bu sori daf ko benn kii culturel comme grand terre. mën nañ dem ba àllum kaañ gis ko benn espace bu mag ku bëgg a manifester nga dem manifester foofu. àllu kaañ. waaw après nga manifester. waaw mën na ne. oui parce que centre-ville. centre-ville est-ce que xam nga centre-ville chaque jour dépolarisé entre 2 ou 3 millions de personnes. triangle boobu noonu. non je veux dire centre-ville sax benn tour bu rafet. def fa benn affaire bu rafet. wala ñu def kay salle de conférence ku bëgg a ñaxtu nga dugg def sa point de presse def sa déclaration après nga génne dem loolu tam mën na ne waaw en tout cas lu mu ci mën ci doon manifestation bi ñu bëri ñu ngay ñaan ak dalam si et puis dama bëgg ñu jeexaleex maam si bu fekkee pare na kàddu ya nga xam ne maam Abdoul Aziz Sy Dabakh daf koy yëkkati woom Safiatou Aram Bongo soxna Ndiaye moom ay kàddoom ba léegi boo ko teg